Rita nu mu rafetee yaayam ak papaam xam ne am doom dafa metti balaa ngay am doom ñi dañuy dem ci sëriñ suñu yàlla bëggee nañu bàyyeeg suñu gaal 24 ndax ku mel ni yéen amatul ci àdduna ñu leen téléspectateurs yu Sunugal 24 tey ji nag ñoo ngi fii nga xamante ne moom mooy ci lagune bu Somone seet si kenn koo xamante ne dafi nekk di Rita Paradis Massa moom mi la nag ràññee nañ ko lool ci li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi rawatina fi nga xamante ne moom mooy TikTok mu nekk koo xamante ne xale yi dañ koy suivre bu baax a baax di jël aussi ay vidéo am di ko toppandoo Rita mi la nag lañ leen andil gën leen a xamale ak moom mu nekk ab phénomène boo xamante ne actuellement mu ngi béy waaram ci li nga xamante ne moom mooy milieu bi Rita Paradis Massa la ñu leen a andil fas yéene nag si ki waxtaan bu am solo ak moom du ñu def rek lu dul bàyyi leen ak moom mu nuyu leen à safonte ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy téléspectateurs yu Sunugal 24 Rita nuyu nañu la. maa ngi leen di fay bu baax a baax waa Sunugal 24 di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan man la Rita Paradis Massa Balago Faramaren. donc loolu nag boo ko déggee mooy kóllëre bu yàgg ak Papa Thione ma koy rendre hommage bu baax a baax di wax ne que émission bi moom laa koy rendre hommage bu baax a baax mu nekkoon sama wëllëre donc maa ngi remercier ñëpp di leen remercier ci déplacement bi nga xamante ne moom ngeen def ñëw seet si ma parce que c'est pas évident que ñëpp di la seetaan ñëpp di la toppandoo tu vois ñu gis la après ñëw seet si la loolu fierté la pour man et mbégte ak bànneex rek laa daal di am dalal leen fii tey di leen wax ne soyez les bienvenus dal leen ci jàmm waaw ñu daal di wéyal waxtaan bi rek. d'accord merci beaucoup ñun tamit mbégte ak contentement lu ñu am dalal la tey c'est que ak yow li nga xamante ne moom mooy waxtaan Rita ñu bëri dañ lay gis ci li nga xamante ne moom mooy TikTok bi bëgg la sopp la say vidéo nit ñi di ko reetaan di ko toppandoor mu nekk mbégte fierté aussi ci yow nekk fierté aussi si ñun ñi nga xamante ne déjà xam nañ la Rita tey ji dañu bëgg rek nga def rek li nga xamante ne moom mooy présentation bu ndaw pour ñi nga xamante ne dañ lay seetaan te xamuñu la kan mooy Rita. waaw kan mooy Rita benn artiste la musicienne donc sama ay vidéo maa ngi ko commencé ci corona bi comme dañu stand by on tuuti musique bi donc ci laa commencé nag di def sama ay actualité sama ay vidéo di ko dugal TikTok di ko dugal YouTube di ko jox c'est grâce à DJ Yves bu guddi gi maa ngi koy nuyu bu baax a baax DTV donc grâce à moom sax moo tax public bu bëri xam ma DJ Yves parce que benn jour dafa seetaan sama vidéo mu woo ma téléphone mu ne ma Rita sa vidéo yi dafa intéressant boo ko defatee dama ko envoyé ma koy dugal suñu site bi ma ne ko amul benn problème mu nekk frère bu baax invité woon ma guddi gi donc samay ay vidéo bu amee ampleur bu amee kii bi mu am ba ñëpp di ko seetaan grâce à DJ Yves ma koy nuyu bu baax a baax di wax ne que comme ñun musique la ñuy def art la ñuy def art moom dafa ëmb lépp ci kàddu yi ngay wax ci nga koy woy nit ñi di ko fecc que nga koy wax nit ñi di ko reetaan c'est de l'art donc foofu la ma dikkee rek may def sama ay vidéo di def sama ay comme Sénégal dañu xaw a stressé ñuy def loo xamante ne ni daf leen di reetaanloo daf leen di bégloo ku feebaroon sax na ngay daal di tane parce que boo seetaanee Rita nga daal di reetaan rek loolu daf lay neex rek nga daal di tane waaye donc foofu daal la ma dikkee waaw. Rita Mbouroise la Somone la dëkk wala fan la fekk baax. non man nag Dakaroise la nekk villageoise mais maa ngi yaroo diggante Thiaroye Azur Mamel di nuyu sama yaay booy maman Kiné si bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te daal di wér donc maa ngi jóge Thiaroye Azur ak Mamel daal di ñëw Somone bi ma ñëwee Somone nag waa Somone yëpp daal di booloo bëgg ma manko rek bëgg ma di ma jàppale suñu amee spectacle dañ may woo lu ñu munti am dañ may woo lu ñuy def dañ may woo lu ñuy xewle dañ may woo ma daal di ñëw rek jàpp ci ñëpp bëgg ma nekk seen artiste donc loolu moo ma indi Somone bi ma ñëwee Somone nag may liggéey ak benn groupe bu tudd Somone acoustique ma koy defal chœur
di commencer di dem ci milieu yi di woy tu vois donc sama base daal en tout cas pour gàttal rek Somone la quand même waaw parce que nit fi nga nekk am fa jàmm am fa salaam rek nee naa la foofu nga dëkk donc sama base léegi Somone la voilà. d'accord c'est vrai que Rita ñu ko xam ñëpp ci musique lañ ko gën a xamee laataa ñu koy ràññee ci li nga xamante ne moom mooy TikTok ndax ba léegi yaa ngi woy yaa ngi def ay spectacle ak yooyu. waaw ba léegi maa ngi woy maa ngi def samay spectacle parce que tous les jeudis maa ngi Villa Pastèque nekk foofu ak Meta ñuy bégal suñu ay fans yenn saa yi ñu woo ma ci résidence yi yenn saa yi ñu woo ma ci anniversaire yi ma dem woyal leen yenn saa yi ma si béréb bi nga xamante ne moom laa nekk di ko gérer muy le soleil yenn saa yi ma def fi samay soirée yu neex daal di tëgg mu neex ma woo sama ay musiciens yi nga xamante ne ñoo may jouer ma daal di leen woyal rek ba mu baax donc Rita du tiktokeuse rek la mais chanteuse la en même temps aussi. ak kon jot na sa fans yi nga xamante ne ñu ngi ci TikTok bi ñu xam ne am na beneen métier booy def muy musique nga leen di bëggal pourquoi pas nga leen di bëggal ci TikTok bi jekk di leen may ay acapella ak ay soirée yoo xamante ne war nga ko mën a amal ci TikTok. waaw yenn saa yi sax dama ko dee def ci TikTok bi yenn saa yi ma daal di jël son wu Titi daal di cay wax sama wax ji ma bëgg a wax wala ma jël bu Viviane rek wax ci sama wax bu ma bëgg a wax rek comme am na benn bu may wax bokk liggéey bokkuñu capacité du ma semence. ma tàngal sa xol wax ko sa ndey musiri ci meew donc ñun fu ñu bëgg a waxee rek. dañ tax modification parole yooyu. modification parole yi xam nga dañ ne wax day sol tubéy wala mu bañ a sol tubéy donc Viviane dafa solal wax ji tubéy mais man sama ay wax damay bëgg ma jaar ci digg bi man dama direct parce que Viviane elle a raison mu def loolu parce que peut-être style am public am buggu ko perte xam nga da ngay jéem a orienté wax ji rafetal ko mais man que ma am public ou pas man je dis la vérité bi damay jaar ci digg bi wax ji du ma ko solal tubéy parfois dama koy wax pour nit bi mun ko comprendre pour nit bi mun ko seetaan donc moo tax ma waxee ko noonu quoi mais du dara waaye. d'accord c'est vrai que Rita dafa comique dafa reetaan lu ku toog ak yow aussi dina ci xam dara tey ji li nga xamante ne moom mooy thème yi ngay développé ci biir TikTok beeg yooyu noonu naka la lay dikkee da ngay toog xool société bi ni ñuy dundee nga jël ci benn gis-gis jàllale ko noonu wala nan lay demee. waaw macha allah nag xam nga ku ci nekk rek yàlla daf la may. maa ngi koy wax sax ci diggante Viviane ak Titi bi nit ñi commencé di wax coow li bëri gis nit bu nekk dafa am lu la yàlla may am na ñoo xamante ne pour ñu wax foog ñu bind am na ñoo xamante ne yàlla daf leen may que wax yi day ñëw naturellement man damay jékki saa ma toog fee rek ne sama caméraman ñëwal ñu dem ma def sama vidéo mu ne ma waa Rita thème bi lan nga war a wax tey ma ne ko lii laa bëgg a wax ñëw toog sama studio su ma toogee paroles yi day ñëw naturellement may wax comme sama ay texte musique du ma bind man damay improviser comme Ndongolo nu mu doon woyee comprendre nga comme Titi nu muy woyee parce que Titi da nga koy jox micro léegi mu fental la woy ko man je suis comme ça loolu nag yàlla du ñëpp la koy may dafa am ñoo xamante ne daf leen koy may mais dafa am ñoo xamante ne daf leen di may balaa ñuy woy wala balaa ñuy wax foog ñu toog xalaat bind non man moom paroles yi macha allah day ñëw naturellement c'est ça. fii ñu toog ngay defee TikTok bi wala fan la. waaw fii ñu toog nii fi laay defee sama TikTok mooy sama studio fi laay ñëw toog def sama TikTok paroles yi di ñëw nicement waaw ma def ko wax ko. moo toogee am idée da ngay ànd ak caméraman wala téléphone ngay filmer ak yooyu. téléphone su ma toogee am idée rek ma daal di woo Jibi maa ngi koy nuyu di ko remercier de passage ma woo ko Jibi ñëwal mu ñëw jël sama téléphone filmeel ma su ma paree ma daal di koy dugal TikTok mais sama ay chroniques yi nga xamante ne mi ngi YouTube yooyu damay ñëw ma toog sama studio ak sama téléphone ma filmer ko yónnee ko DJ Yves moom mu monté ko après dugal ko suñu People TV. d'accord DJ Yves ba léegi daf lay accompagner. ba léegi mu ngi may accompagner ba léegi sax ak sama TikTok dafa jël sama temps bu bëri ba nga xamante ne sax après YouTube bi maa ngi gis ne que sax mi ngi wàññi samay waaw mi ngi ralenti parce que TikTok moo gën a kii samay vidéo parce que voilà fi lañ may gën a suivre en plus ak sama liggéey parfois du ma am temps bi pour def vidéo bi après yónnee ko partager ko donc ñu bëri sama ay fans yu bëri comme ñi nga fekk fii ñu toog ñooñu Tëngéej lañ jugee ñëw seet si ma c'est pas évident donc je remercie bon Dieu parce que loolu yëpp yàlla la que nit yi bëgg la wala nit yi di la topp du yow
parce que li ngay def am na ku la ko gën a mën mais da ngay sant yàlla nga xam ne que lii mayu yàlla la quoi nit yi dañuy jóge fu nekk di ñëw mais yow la ñuy gis ci TikTok bi dañu kontaan genre affaire yooyu tu vois donc loolu nekk loo xamante ne mbégte la ak bànneex mënuma fay kenn ci li nga xamante ne mu ngi may seetaan mu ngi may topp ñi nga xamante ne nag ñoom dañuy saaga man ça me fait rire parce que c'est vrai que réseaux sociaux yi mënul ñàkk yooyu. mënul ñàkk yooyu donc man bu ma gisee kuy tontu sax di démentir di wax ne que ñiy saaga ñiy def lii mais àddina loolu foog mu am foog ñiy bëgg ñiy bañ après ñi nga xamante ne ñooy bañ ñoo lay motiver ñooñu motivation lañ lay jox ñooy tax sa liggéey di dem ci kanam tey boo doon def dara amoo ku la critiquer mais da ngay doo avancer parce que da ngay nager tu vois mais puisque yaa ngi def dara nit ki di la critiquer wala di la kii yow daf lay motiver loolu daf lay motiver day tax day yokk sa jom ak sa Pastef bi nga xamante ne moom ngay def. am na beneen point boo xamante ne Rita bëgg nañ ci waxtaan ñu waxtaan ci loolu aussi tax na ñu bëri gën a xamoon nañ la mais gënoon nañ la xam gën nañ la bëgg après muy le cas de bébé Aïda vidéo bi nga ci def yaakaar naa ku ko seetaan rek da ngay ree ba sonn gis nañ nga def ko ci di lancer message aussi mais aussi yaa ngi doon mel ni kuy jouer comédie di jooy nga gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa mbokk tiktokeur yi di la toppandoo aussi créer benn accoutrement boo xamante ne ku ko xool rek da ngay ree loolu boo ko yëgee en tant que tiktokeuse naka la lay def ak li nga xamante ne moom nga doon jooy. waaw naka la may def damay fier ci sama bopp pourquoi da ngay xam ne que yow mu ne nga fu nekk nit quand tu es une artiste bu fekkee yow da nga nekk artiste da nga war a nekk polyvalent bu fekkee da nga war a def da nga ko war a jox àqam ak geddam bi nga xamante ne moom la yellool da nga ko koy jox rôlu bébé Aïda dafa laajoon loolu émotion nga jooy nga wax mu am émotion boo xamante ne ni ki jël xale bi même su la xamulee sax bu seetaanee sa vidéo daf koy indi. kon da nga jàpp ne du woon comédie daal mais émotion la. émotion la en même temps comédie parce que ñun ay artistes lañu on est des artistes boo nekkee artiste da nga war a mën lépp comprendre nga loo war a def rek da nga koy def au fond du cœur dama ko def ak sama xol ma jooy parce que sooy wax xale man dama bëgg xale yi dañ ma bëgg man su ma xëyee balaa may liggéey si sama kër xale yi bu ñu séenee sama oto rek ñoom ñëpp dañuy ñëw donc loolu fierté la xale yi bëgg la donc su ma gisee benn xale boo xamante ne dafa réer am doom nu mu méttee yaayam am ko kenn ñëw sàcc ko peut-être ki ko sàcc sax dafa bëgg a doom mais yàlla mayu ko doom parce que du ñëpp la koy jox comprendre nga kenn warul di wax sax daf ko sàcc parce que daf ko bëgg mais yàlla mayu ko comprendre nga donc boo koy def foog mu am émotion parce que ci sa xol nga koy tibbee di ko wax donc loolu moo waral. léegi Rita dañ lay demander benn faveur est-ce que doo ñu defaraatal vidéo bébé Aïda bi rek jàpp ci rek. loolu ñoo ko bëgg ma defal leen ko. yow bébé Aïda nu mu rafetee yaayam ak papaam xam ne am doom dafa metti balaa ngay am doom ñi dañuy dem ci sëriñ ñi di dem ci maaman yi pour am doom kii am bu juróom-ñeenti weer sonn bay bëgg a dee xale bi ñëw yaayam di ko toppatoo ba aas boobu kii ñëw jël xale bi yóbbu ko am nga yaayam bu tëddee du nelaw ak papaam loolu dafa metti parce que bébé Aïda dafa rafet. non Rita comédienne nga xam nga ne tëj nga fi. donc ñun lu ñuy def rek dañ koy def au fond du cœur dañ koy def bu ñu buggee bu ñu waree jooy émotion da ngay c'est naturel c'est des choses naturelles yoo xam ne boo ko defee da ngay jooy parce que c'est naturel c'est au fond du cœur quand tu fais des choses au fond du cœur c'est comme une chanson quand tu chantes quelque chose qui va toucher la cœur loolu da nga koy def ku ko déglu rek da ngay kontaan ku ko déglu da ngay jooy ku ko seetaan da ngay jooy parce que dafay am émotion c'est ça quoi. Ouais. ñu wax ci leneen Rita di coiffure bi gis nañ ni ñu bëri buñ la xamee ba léegi même coiffure bi ngay def say style la yaa ko xalaat ak kan moo la koy defaral. Coiffure bi sama style la parce que man je suis dans le milieu touristique donc fu nekk lay dem damay dem ay Ndangaan ay Tubaab Jalaaw ay fu nekk daal di def ay inscription ak sama ay clients léegi benn jour dama dem Fatala
maa ngi jéggalu ci publicité bi ma dem Fatala dafa am benn lion bu nekk foofu bu tudd Masaay donc Masaay lion la lion boo ko gisee dafa am benn kii si ginnaawam donc coiffure bi inspiré loo na ma foofu sama coiffure man maa ko inspiré wu parce que nit yi dañuy wax Dabala mais man du Dabala paradis la parce que man déjà fi ma nekk paradis la ndax dafa neex fii boo fi dëkkee doo demati Dakar ndax dafa neex comprendre nga après ma jël sama tur ma ne Masaay lay sama tur day am Masaay sama coiffure ma tuddee ko paradis dama amoon karaw bu bëri bu afro ma dem ci coiffeur bi ma ne ko dama bëgg nga wattal ma sama bopp bi mu ne ma wat ak sa karaw bu bëri bii Rita nga bëgg a wat sa bopp ma ne ko waaw wattal ma rek da ngay wat côté yi ba mu set mu ne ma lépp ngay dindi ma ne ko waaw dindil ma côté yi ba mu set ma xaaj yi mu dindi côté yi ba mu set léegi ma dem ci benn mère buy lett ay coppati maa ngi koy nuyu de passage mère Awa ma ne ko lettal ma ay tibb mu lettal ma tibb yi ma dem salon ba ma ne ko defal ma ay mèche mu def mèche yi ba pare mèche yu gudd ma ne ko léegi da nga koy lett benn lett expliquer ko lu ma bëgg yëpp mu defaral ma ko tu sais dans la vie boo nekkee ci àddina da ngay am inspiration boo nekkee artiste da ngay jéem a créer yow sa lugu bopp comprendre nga am sa style boo xam ne bu ñu ko gisee dañuy wax lii Rita la lii Viviane la lii kii la comprendre nga loolu mooy artiste. mu nekk sa identité. identité su ma ko defulee sax samay client bu ñu ñëwee fii mais elle est où la coiffure Rita il faut refaire ça tu vois donc man damay am problème parce que damay bëgg a fireeku bàyyi sama bopp mu fiix mais ñoom dañuy ñëw uniquement pour gis sama coiffure comprendre nga donc man ciy sant yàlla bu baax di wax ne loolu yëpp mayu yàlla la du man mais c'est yàlla la daal yàlla la waaw donc sama coiffure foofu la jugee en fait. à part li nga xamante ne moom mooy TikTok beeg way yi ngay def am nga beneen activité booy def. waaw activité bi nga xamante ne moom lay def fii man maa koy gérer man maa nekk gérante bi donc maa ngi liggéey ci fii waaye macha allah xam nga man du ma bëgg tamit di wax parce que on est Sénégal lañ nekk en fait bu ñu xamee fi nga jëm doo yegg mais maa ngi sant yàlla bu baax daal. maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi liggéey fii di def sama musique en même temps aussi maa ngi def sama yeneen business xam nga donc voilà quoi. gis nañ tamit Rita bu ñu koy gis ci TikTok bi dund roots lay dund des fois da ngay jël sa benn pipe di tux en direct loolu pour lan la Rita. waaw wala ma sol samay saaku parce que boo nekkee ci àddina da nga war a happy nga happy freedom bul tëj sa bopp lañ la wax happy freedom du yére bi ngay sol mu rafet ci sa xel la mayen nit da ngay ubbi sa esprit. nga dund legalize da ngay tux mais tuxal yow la concerné da ngay naan sàngara naanal sa sàngara mais bul déranger keneen yow la concerné li ngay def ci àddina lañ nekk da ngay dund wala nga dee li ngay dund nag bul déranger kenn dund ko yow mu concerné la yow kese nga dund ko dund ruks man ruks laa bu man namee sol saaku damay sol saaku depuis tabaski bu ma la waxee ne maa ngi liggéey aw ma benn jour bu ma repos parce que man time is money pour man li ma war a am ci àddina man maa koy may sam bopp donc man damay liggéey lu man na ma def nag dama koy def su ma bëggee jël sama pipe waaw dama koy def parce que man la concerné c'est ma vie ku nekk mi ngi def li muy def donc pour man ku nekk da nga war a dund li ngay dund. nga ne nit warul am benn jugement bu muy porter ci yow voilà donc voilà on est là pour vivre li ñu fi wàccee pour nit ñi dund ci. wàcce wuñ ko pour xar yi ak mala yi quand même wala boog comme li Wally Seck waxoon or xar du ko takk nit a kay takk li ñu wàccee nii yëpp pour nit ñi la dundal legalize happiness enjoy. Dans tout ça Rita est-ce qu'elle est mariée elle a des enfants. ça c'est ma vie donc. doo ci wax duma ci wax sama secret. loolu xam nga am na ñoo xam ne mën nañ la gis jàpp ne war nañu mën a dugg wala ñoo xam ne dañu. kon kañ leer na Rita elle est mariée. moom maa ngi dund sama dund macha allah waaw am na ku may toppatoo bu baax non pas encore waaw pas encore mais bientôt je vais avoir des enfants nag waaw ñaanal ma loolu. macha allah yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def bi ñuy débuté émission bi yaa ngi wax lu am solo lu daw yaram nga ne Papa Thione nga ko dédié lan moo nekkoon sa relation ak moom. waa sama relation ak moom dama xaw a am jikkoom tuuti parce que moom dafa nekkoon benn nit boo xam ne dafa dëggu
te Sénégal boo dëggoo duñ la xam après boo gaañoo lañ lay xam ku nekk bëgg a ñëw naan ak a baaxoon ñi xam nga nit danga koy wax ne dafa baax ci bi muy dund parce que dafa baax Papa Thione nekk benn nit bu exemplaire mu baax oyof nekk écrivain comprendre nga man bi may xamanteeg moom benn tubaab moo ma ko présenté mooy projet bi mu doon def CEDEAO bi ma waree dem ci moom guddi boobu nelewuma parce que dama ne man Papa Thione laa war a dem gis parce que dama ko yàggoon bëgg ma ne waa man Papa Thione laa war a dem gisi ñu xëy ñu dem fa après ma gis ko ma ne ko papa dama démb bi ma tëddee yëpp nelewuma yow laa bëggoon gis ma gis la bëgg naa aussi nga won ma Wally parce que dama ko bëgg mu ne yow man nga bëgg wala Wally nga bëgg xam nga moom dafa neex xam nga ma ne ko yéen ñaan ñëpp laa bëgg mu nekk nit ku baax nit ku oyof nit ku modeste nit koo xamante ne nii monument la woon c'est un monument nekk nit koo xam ne waaw monument mooy lépp ëmb na lépp ma am fierté am mbégte xam ko. jotoon nga bokk ci album CEDEAO. waaw bokkoon naa ci enregistré naa man sama vidéo mu génn comprendre nga mu dalal ñu sali teral ñu nag ba ñu tedd jox ñu lekk bu suur naan bu màndi may ñu xaalis bu bëri macha allah donc nekkatu fi ma jàpp doomam te yàlla tax muy Wally ku ko wax dara daf may metti ku ko def dara daf may metti parce que moom Wally yu la mais nit yi xamuñu ko. comprendre nga li nekkoon ci papaam yëpp mi ngi ci moom donc ñëpp war ko bàyyi xel ba pare di ko ñaanal mu gudd fan parce que gudd fan rek moo jara ñaan ci àddina donc voilà. Rita laataa ñuy jeexal am na benn point bu am solo boo xamante ne bëgg nañ ñu waxtaan ci muy li nga xamante ne moom mooy sàcc xale yi ak mag yi nga xamante ne da ngay jekki gis ne borom kër wala koo xamante ne xale bu góor bu dëgër la wala pas ñu ne réer na te kenn du xam fu ñu nekk kenn du xam aussi naka lañ leen def wala dañ leen xabtal ba ñu réer loolu ban message nga ci mën a lancer askan bi. waaw message bi ma ci mën a lancer askan bi parce que lépp ci gouvernement bi la aussi. parce que instant bi nii ku ci nekk da ngay daw pour wut loo lekk dañ nekk ci benn dëkk boo xamante ne lépp a cher man xam naa ci dara parce que damay yeew di def ay courses pour fii nii comprendre nga ñu war a jàppale nit ñi wàññi affaire yi mu gën a yomb parce que affaire yi dafa cher boo toogee sa kër nag ngay lekk di naan génnoo defoo dara defoo course munoo ko xam mais borom kër yi dañu sonn talatuñu njaboot gi ñun biñ nekkee woon xale dañu am sens ñu dëkkoon ak suñu famille di lekkandoo di naanandoo ñu ñuy éduquer di ñu won yoon bi ñuy jaar ba ñu am éducation de base te loolu mooy nit mais léegi xale yi mënatuñu am éducation de base parce que ñi leen war a éduquer dañuy daw di wuti lu ñu lekk comprendre nga ñu war ñu jàppale nag wàññi affaire yi parce que dafa cher tout est cher nañ ñu jàppale wàññi affaire yi bu ko defee borom kër yi dinañu am possibilité yar xale yi di lekkandoo ak ñoom di naanandoo ak ñoom di leen jox éducation de base parce que xale yi ñoo war a yor réew mi ëllëg ñi nga xamante ne ñooy sàcc xale yi nag ak di sàcc nit ñi nañu ko bàyyi te affaire yi fii fépp a metti gore rek moo am ku nekk da ngay dëkk gore nga daal di am xel parce que sàcc du wàllu góor te xale yi ñuy sàcc nii ñoo war a màgg yor réew mi donc nañ ñu dimbali rek bàyyi fi xale yi. actuellement Rita lan lay waajal ci ay projet ndax yaa ngi waajal ay def ay clip vidéo def ay album ak yeneen yeeg yeneen. waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax parce que am na ñu may envoyé message di wax ne que dañ bëgg a boole ma ci tournage ay film mooy lu ma la wax rek bëgguma wax man fan laa jëm dama bëgg rek nit ñi di ma gis may fël di génn comprendre nga donc ñu ngi waajal ay affaires yu bëri maa ngi dem studio aussi di enregistrer. bëgg a génne loo xamante ne ni parce que tamit li nga xamante thème yi nga xamante ne moom la ñuy wax bëgg nañ ko tamit def son génnee ko ñëpp enjoy ko di ko déglu parce que ñun dañu yàlla daf ñoo may loo xamante ne du ñëpp la koy may xam nga wax moom dafa yombul du ñëpp ñoo mun a wax comprendre nga ñu dëkk la micro nga wax wala nga teg sa téléphone wax c'est pas facile c'est pas tout le monde à donner du ñëpp lañ koy jox donc li nga xamante ne yàlla may nañu ko bëgg nañu ko partager ak nit ñi dem def ko son wooy ko mu génn bëgg nañ ko tamit di ko génnee comme nii rek di ko dugal ci TikTok bi di ko wax mais daal projet yi bëri na waaye. ni ma leen ko waxee xale yi bëgg nañ ko mag ñi bëgg nañ ko maire yi ñëpp bëgg nañ ko dañ koy suivre mu nekk koo xamante ne dafay porter ay message di joxe ay thèmes yu am solo yoo xamante ne amal na njëriñ ñi nga xamante ne dañu nekk seen i kër Rita kontaan nañ bu baax a baax mbégte la ñu amoon ak contentement fekk si la tey jii dalal la ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi tàggatoo di remercier waa Sunugal 24 di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi may seetaan à travers TikTok YouTube
un peu partout mënuma leen fay parce que duma leen jox connexion maa ngi leen di remercier bu baax a baax ah di remercier bu baax a baax Maria Sine may sa bige Maria Sine Mar muy waali foofu laa koy tëjee ndax moom may nañu or may ñu wurus may ñu ngalam may ñu xaalis de seeluñu dara ndax ki nga xamante ne da yow da nga waroon di joxe moom mu lay joxeel ah boole ci di la jox kooku da nga koy remercier di ko ñaanal gudd fan ak wér maa ngi koy ñaanal foofu laa koy tëjee surtout na ko ñëpp ñaanal rek mu am gudd fan ak wér te xam naa ne bu ko amee rek Sénégal dina jëm kanam. merci beaucoup ñëpp waaye maa ngi lay remercier yow tamit Astou maa ngi lay remercier bu baax a baax ak suñu cameraman bu ñaawul bi di leen wax vraiment kontaan naa jéego yi ngeen dox ba ñëw fekk si ma yombul waaye maa ngi leen ciy remercier bu baax a baax. merci beaucoup suñu yàlla bëgg nañu bàyyeeg suñu gaal 24 ndax ku mel ni yéen amatul ci àdduna feeñal ngeen buur feeñal baadoolo feeñal ngeen ku am talent suma yàlla bëggee na ma bàyyee kiin ñu ànd di dem di fly. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax